ani ñi ko doon laajte Wally neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. hey Siobati. ñu dem ci tolluwaayu làmb fi mu toll nii ñu gis ni comme ni ma ko waxee woon sànq ay Balla Gaye Modou Lo VIP yi même ñu nekkul VIP sax ñu ci bari bëriwuñu am na ñoo xamante ni 2018 lañ ko joon a bëri ku mel ne Gouye Gui Sa Thiès Siteu sax amoon na combat mais moom tamit 2018 la ko joon a bëri ba ci Ama Baldé est-ce que loolu mën nañ koo gis jàpp ne làmb moo ngi dox ak lan mooy waral loolu. non làmb moom Lamine jamono ji ñu toll ku la ni mi ngi dox it xanaa day wax lu ko neex rek mais làmb moom doxul dafa nekkoon ci jafe-jafe yu métti ba combat yi nga xam ni moom la askan bi doon xaar yëpp benn promoteur mënatu ko woon taxawal ci la Luc Nicolaï taxawaloon combat bi Pape Abdou Fall aussi taxawal Siteu ak Papa Sow donc malheureusement li nga xam ni mooy coronavirus bi ñëw encore gën a rëppatal làmb ci mais crise bi làmb toll ñëpp wax nañ ko waxati ko Lamine làmb dafa am lu ñu tuddee montage financier boobu moom nga doon def am programme bu dëgër proposer ko ay sponsor ñu ànd ci ak yow jàppale la nga liggéey mais malheureusement sponsor yi nga xam ni ñoom ñoo gënoon a fës ci làmb ji da doon ci def loolu ak loolu ñoom ñëpp tey dañu retiré wu en commençant par Orange je ne fais pas la publicité ndax am na saison bu nga xam ne wala ay saison yu nga xam ne lu mat 650 millions lañ doon jox Gaston Mbengue par saison pour mu tëgg ay làmb mais boobu ñoom dañu amoon objectif de marketing maanaam ki nga xam ne tey société la am produit bu nga xam ne daf ko bëgg a fésal day wax ne làmb support la pour atteindre le grand public mais dafa am durée de vie bu nga xam ne produit bi boo ko defee ba atteindre objectif boobu da ngay seetiwaat leneen seetiwaat ñeneen seetiwaat yeneen cible je pense que muy Orange muy yenn sociétés yi nga xam ne ñoo doon intervenir dañu dem ba gis seen bopp ci làmb dem ba la ñu soxla woon ci làmb ñu am ko dem seeti football wala beneen discipline pour atteindre yeneen cible defaat beneen stratégie de marketing mais aussi li nit ñi di wax man du ma ci mus a ànd ñu ne làmb c'est parce que dafa am violence moo tax sponsors yi daw c'est pas ça li am ci football di am ci yeneen discipline yi mooy am ci làmb wala sax amagul ci làmb am na ay drame yu nga xam ne ci football amagul ci làmb tey drame bi amoon Demba Diop amul ci làmb bu doon làmb la kenn waxatu ko tey boo demee en France le drame de Furiani muy le stade de Bastia la fa deewoon ci ay nit amul ci làmb le drame du Heysel ci football diggante Liverpool ak Juventus de Turin la fa deewoon ci ay nit musul am ci làmb nga dem tey jii au Caire la fa xewoon ci diggante je pense Al Ahli ak National du Caire la fa amoon ci ay catastrophe am fa ci ay mort amul ci làmb kon bu ñu jël làmb di ko stigmatiser di wax sport bu am violence la non y a pas de violence dans te yooyu noonu yëpp violence moo ko andi woon loolu yëpp violence moo ko indi ba ñu jéggite ay nit ba ñu dee ci donc li ñu ay mort yu ñuy compter nii nga leen di gis nii loolu ci football la am te li may wax nii ku dugg ci archive t'appelle drame du Heysel nga xool li ma lay wax wala nga tàppe le drame de Furiani nga xool li ma lay wax le drame de Demba Diop nga tàppe ko di nga xam li ma lay wax le drame du stade du Caire nga tàppe ko di nga xam li ma lay wax kon li fi am ci ay drame am fi ci ay mort ci football ak ci ay nawetaan ak yeneen amul ci làmb bu ñu stigmatiser làmb passion la sport la bu nga xam ne des fois mu am ay jàppal bàyyil des fois mu am ay kii mais làmb moom mooy maanaam moo weex dunq rek
li Max Mbargane di faral di wax benn bëñ dafa war a fonk te weex xëy na làmb ma weex donc mais l'un dans l'autre on ne tolère pas la violence sous quelque forme que ce soit loolu moom dañ koy condamner mais bu ñu stigmatiser làmb wax ni loolu moo tax sponsor yi daw li tax sponsor yi dem seeti leneen dañoo am lu ñu bëggoon jaarale ko ci làmb lu ñu bëggoon am nañ ko ñu dem seeti feneen loolu la maintenant tey jii coronavirus bi ñëw na corona làmb ji dóor ko uppercut mu rëppeelu mais nan la ñuy def ba redresser waat làmb tey jii xalaat bi war na commencer am na promoteur yu tëggoon ay làmb ficelé woon ay combat loolu yëpp tey naax saay na parce que saison ren bi kenn waxatu ko jeex na tàkk nawet baa ngi teru kenn xalaatul tëgg làmb ci nawet alors maintenant promoteur yooyu jëloon seen xaalis def ko ci làmb joxe ay avance def seen promotion ci wàllu publicité def ci xaalis bu bëri tey ji manque à gagner boobu kan moo leen koy fay kan moo leen ciy jàppale moo tax ci plan bi nga xam ne nguur gi taxawal na ko pour dimbali les impactés du Covid-19 war nañ ci xalaat làmb parce que làmb dañu impacté wu bu baax a baax a baax a baax parce que tey lépp ngay recommencer waat à zéro bu fekkee ni ubbi waat nañu làmb ji Pape Abdou Fall buy defaraat combat boobu diggante Siteu ak Papa Sow ak lam ci defoon lépp lay perte déparaat à zéro Luc Nicolaï bu ko yàlla mayee jàmm ba mu dellu si lépp lu mu defoon ci Ama Baldé ak Modou Lo da koy reprendre à zéro Assane Ndiaye ak ñoom Fallou Ndiaye ñoom ñëpp ba ci jam si production ñëpp daal ñëpp rek promoteurs yi jofoon seen xaalis yëpp fi mu ne ñu ngi ci guddi gu bët setagul ñu ngi ci ay jafe-jafe ak lu làmb ci réew mi la ñu bokk nañ leen ci boole donc Lamine li ci des mooy tey jii boo xoolee waa CAF waa FIFA waa UEFA waa yeneen réew yi nga xam ne dañu amoon ay compétition kenn ku ci nekk jël nga une décision forte ba ci fédération sénégalaise de football dañu mujj ni coupe du Sénégal du amati dañu mujj ñu ni championnat petite catégorie gi dañ koy arrêté dañu mujj am lu ñu dimbalee club yi pour ñu mën a ci jàppandi pour mën a faire face à leurs dépenses ak seeni contrat lu nu mel donc décision yi mel noonu aussi moi je pense que CNG war nañ ko xaar ci orientation par rapport ak coronavirus bi te loolu waa axlu làmb yëpp la ñu war a dajale xool nu ñuy def ba ëllëg ñu jooyanti làmb yi parce que am na ñu tëggoon combat bu saison bii di tijji nan lañ leen di jàppale. date yi nan lañ koy joxee et cetera et cetera. est-ce que war nañoo jëndaat licence ku ci mel ni. est-ce que war nañu jëndaat licence. parce que saison bi jënd nga licence mënoo ci mujjuloo ci compétir. jënd nga licence mujjuloo ci pratiquement def li nga bëggoon def. mais impact coronavirus bi toll na fu nga xam ni kenn warul jaayaat licence. moo xam mbër la moo xam promoteur la. kenn warul leen jaayaat licence mais dates yi aussi war nañu xool naka lañ koy redistribuer pour saison bii di ñëw def projection aussi ci saison bii di ñëw jéem a xool kañ lañ koy redémarrer parce que tey état bi am na ay mesures yu mu jël pour woyofal yëf yi mais mesure boobu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci làmb war nañ ko analyser xool nu ñuy def ba jooyanti làmb ba saison bii di ñëw ñu xam kañ lay war a dooraat ak bu dooraatee yi tamit nan lay demee te loolu réflexion la bu nga xam ne CNG moo ko war a mën a ok est-ce que ñoom Iba Mar Diop tamit ñu ni làmb dootu fa am nee nañ même dañ koy defaraat même suñ ko defaree ba pare dañu war a des arène nationale am na promoteur yoo xamante ni combat stade Iba Mar Diop rek lañ mën a tëgg. Iba Mar day dundal làmb. Iba Mar dafa neex a tëgg làmb. waaw tax dëgg yàlla arène nationale am na combat yi nga xam ne boo ko fa yóbboo moom. waaye yow day mel ni gis nga distanciation sociale bii ñu def nii. ci combat yooyu la commencé. ñi ko fi tëggoon da ngay gis benn nit fii gis benn nit ca ajak-jak. parce que combat bi nga tëgg. arène nationale rëy na ci torop parce que aussi il faut que ñu xool ñi nga xam ne dañuy tëgg espoir yi ñu defal leen ay yombal Iba Mar wàññiwul dara mën nañ ko mayaat arène bi ñu ciy tëgg yenn combat yi mais mu am ay combat yu nga xam ne dañ koy échelonné ni combat bu tollee tel niveau par force arène nationale nga jëm am na combat yu nga xam ne mën nañu ay la yéwén jàppale leen ñu demaat Iba Mar Diop mais loolu aussi dafay aju ci ministre des sports aju ci waa handball parce que ñoom moom terrain boobu ñun moomuñu ko làmb moomu ko làmb da doon dem mais nañ ñu ci yaatal xaaraani nañ ñu ci yaatal dañ ñu cee yaatal rek te ku ñu yaatal nag da ngay xam foo yem da ngay ñaan rek nañ ñaanaat rek ministre des sports décision boobu mën na ci dellu si waat ça ne lui coûte absolument rien parce que après analyse gis nañu ni am na combat yu nga xam ne Iba Mar lañ ko war a tëgg. ok am na solo comme ni nga ko waxee sànq ci côté sponsor yi ku mel ni Tyson ñoom Yékini ñoom Bombardier bi ñu fiy nekk génération boobu noonu sponsor dañoo sawaroon ci làmb ji
lan lañu wute ak ñoom ci côté personnalité ci côté image lan lañu wute ak ñii ba yenn sponsor yi gisatuñ leen. xam nga da nga wax léegi côté personnalité côté image côté charisme mooy nga saf nit ñi dugg ci seen xol am personnalité bu nga xam ne ku nekk day bëgg a associer produit am ak sa image. te image boobu yow yaa koy cultiver. boo xoolee Mohamed Ndao Tyson moo doon birima ma ca benn baat ba bu waxee ren balaa waxati déwén boo ko gisee ren bala nga koo gisaat dafa am combat parce que il se faisait rare ba nit ñi daan ko namm. Yaxya Diop Yékini bu amee événement nga ko daan gis doo ko gis muy lambar-lambari di wax à gauche di wax à droite bu waxee rek farata moo ko taxoon a wax c'était la même chose avec Bombardier donc yu mel noonu doo leen dégg ci lenn lu dul li ñu war a def ñu koy def am personnalité ami tamit charisme ak mythe bu nekk ci ñoom parce que Yékini c'était un mythe Tyson c'était un mythe donc yooyu daf doon dem ba ku nekk day bëgg bu Tyson jógee nga associer sa image ak moom parce que bu Tyson ne nañu naan am na meew bu mu doon publicité mu ne nañ ko naan ñu ci bari dañuy fex naani ji ko parce que boobu ma nga am strong nice wane muscle yi naan meew moomee yow mi Lamine nga xam ne ak golder nga da ngay daal ni non kon Tyson meew mi moo tax mu toll nii nga dem naan ko donc yu mel noonu yëpp daf doon jouer ci sponsoring bi côté communication tamit daf mel ni bokk communication aussi daf ci doon jouer la communication de Tyson la communication de Yékini la communication de Bombardier ñooñu bu ñuy wax non da ngay xam ne ñii dañu ils ont l'art de la communication moo tax aussi dañuy conseiller mbër yi rek tey da nga war a am conseiller en communication da nga war a am conseiller en marketing tey président de la république amul ay conseillers domaine bu nekk am na ci conseiller te pourtant bu ko neexoon mu ni maay buuru réew mi soxlawuma xalaatu kenn mais nit da ngay am xalaatu ñeneen ñu lay jàppale ci benn affaire pour nga mën a progresser pour nga mën ci tirer le maximum donc loolu dama koy jox mbër yëpp pour que tey boo nekkee ci benn yoon ba am benn niveau bi na nga daan doxale ak ni ngay doxale du waratul bokk professionnel nga wax au niveau professionnel da nga war a am encadrement technique bu professionnel da nga war a am encadrement marketing bu professionnel da nga war a am encadrement communication bu professionnel ñu jaay sa image def la label parce que Modou Lo label la Balla Gaye label la ñooñu da nga leen di valoriser Eumeu Sène label la Lac de Guiers label la Boy Niang numéro 2 label la Ama Baldé label la ñooñu label yooyu noonu maintenant li ci des mooy soigner seen image defar ko ba nga xam ne képp ku jóg di wut looy jaay da nga naan xaaral ma dem ci événement wu mbër yooyu pour mën a jaay sama yëf di nga dem sax ba budul làmb da ngay am beneen contrat bu la lié ak société bu nga xam ne day bëgg a jaay produit donc loolu gis nañ ko ci am na ci mbër yi nga xam ne ils ont des contrats avec d'autres sociétés pour valoriser seen ay produits gis nañ ko ci boissons énergétiques yi ak yooyu donc loolu yëpp li la koy may mooy image bi ngay incarner mooy communication bi mooy charisme bi mooy tamit soxor ci sa bopp nag ça ne veut pas dire que nga xañ ñëpp sa bopp mais mbër day fiir ci boppam am na solo comme ni ma ko waxee woon rek côté performance mën naa am sax ñee liñ fi def voilà ñoom ñii liñ fi def mën naa am ñooñu defuñu ko ci côté performance ci côté bëre bi ci côté mobilisation mais kon yow nga gis ne daal dañu war a renforcer waat staff bi waaw staff yi la ñu war a renforcer gën a professionnel gën a entouré wu de professionnels dans les domaines yi nga xam ne mooy les domaines yi ëpp solo dafa mel ne même finance même sa xaalis waaw yow mbër waraloo ko gérer sa bopp war nga wut ñu nga xam ne ñoo lay gérer sa ay finance di la wax nan ngay def ba rentabiliser ko fan nga ko war a dugal loolu dafa am solo ci mbër dafa am solo ci mbër parce que xaalisu làmb dafa gaaw a dem ni muy siiwee nii noonu lay demee bala moo dem nag war nga am ay conseillers ci wàllu finance yu nga xam ne dinañ la ni sa xaalis investir ko ci lii dugal ko fii def ci lii boo liggéey di nga ci mën a dundal ci say njaboot am ci sax ay employés nekk directeur de société tey Tyson mi ngi ci ay domaine am mi ngi ci dans l'agrobusiness mi ngi ci dans l'immobilier nga dem ci Mohamed Ndao nga dem ci Yékini mi ngi ci fànn yooyu di ci liggéey ba ci sax ay xar yi nga xam ne ay xar de race la ay laadum ak yooyu même Luc Nicolaï mii ñuy wax nii lu ëpp ci alalam bu mu am xar moo ko may Luc ba muy womat ay xar ca àll ba di ko indi fii di ko jaay nekk ab teefanke ba tey ji mu yor ay xar de race yuy jar ay nangami millions loolu yàgg na donc tey il faut nga am plan de communication bu baax am plan marketing bu baax am plan d'investissement bu baax
pour mën a gérer sa carrière parce que carrière sportive yàggul rawatina sport individuel. ok am na solo ba léegi rek Yékini da nga doon wax ñu ne la fulla fayda am na lu mu fi bàyyi ci làmb ku mel ne Tyson ñu ne moo suqale làmb ñii tamit est-ce que amuñu rôle boo xamante ne war nañ ko jouer bu ñu demee ba bàyyi ñu ni Balla Gaye moo defoon lii ci làmb maanaam yokku na ay jéego yi ci làmb Modou Lo yokku na jéego bii ci làmb comme ni ñu koy waxee ci Tyson ni moom moo yokku kase yi. question bu pertinente Lamine parce que tey làmb toll na fu nga xam ne jafe-jafe bi metti na lool. te tey génération boobu kenn ku ci nekk war ngaa nësax jéem ba ne ba làmb amee jafe-jafe. am crise ba nar faa jóge fay man def naa sacrifice bu tax làmb dekkiwaat. tey ñoom foofu lañ toll moo xam Balla Gaye la moo xam Modou Lo la moo xam Eumeu Sène la moo xam Gouye Gui moo xam Lac de Guiers numéro 2 moo xam Boy Niang numéro 2 moo xam Ama Baldé moo xam Tapha Tine moo xam Bombardier ñëpp ñoom ñëpp am nañu défi bu mag ndax war nañoo toog ba ci jëmmi jamono ñu ni ca atum coronavirus ma ba làmb naree dee ñu tëj Luc Nicolaï làmb jaare fa nar a naax saay ñun ñoo jël initiative dem ci promoteurs yi waxtaan ak ñoom joyanti làmb te tey war nañu mën a dem ba ci ñoom ñooñu du ma tudd tur kenn ñëw ci Lamine promoteur ni ko Lamine fi làmb toll man gis naa ni sama combat ak Malick Thiandoum bu ñu ko tëggee war naa soqali làmb te man pare naa pour dugal ci sama xaalis sax def ci sacrifice pour ñu soqaliwaat làmb tey ñoom foofu lañ toll l'heure est au sacrifice parce que sukk du tere booy jóg yóbbaale say oom te tey am nañu way wu nga xam ne mënatul fay mais lii tax way wi du fay abadan daay man dapat mooy ñoom situation bi ñu réglé ko te am nañu moyens yuñ ko réglé te ñoom seen bopp ñoom ñoo ko war a réglé te gis naa ni dinañ ko réglé fexe organiser seeni bopp seeni combat wala ñu coproduction mën nga def coproduction wa ilaa boo defu sax coproduction nga yombalal promoteur bi ba nga xam ne tey jii du xaalis ngay wut mais défi ngay relever fii ñu toll nii du période wut xaalis ci ñoom période suqali làmb la bu làmb suqali ko dellu fa mu nekkoon ngay am lu ëpp la nga daan am loolu mooy défi bi. ok am na solo Bombardier dama ko fàtte sànq moom tamit dafa mel ni am na mérite ci côté performance ndax nekk na roi des arènes ñaari yoon génération bi ñëpp bàyyi nañ démb ñuy journal sunu làmb di lim 4 seigneurs ñuy làmb yi boole war ko ci lan moo ko may loolu ba déwén mu war a dem retraite gars yi bari nag d'accord uñ ci boo dem retraite Bombardier. man de d'accord uma ci Bombardier tey la ëpp doole Bombardier tey jii la ëpp doole man d'accord uma ci retraite même président dégg daa ko sax Alioune Sarr mu ne non retraite boobu moom mënuñu ci dellu siwaat mais xam nga maanaam nit dafa am bind dafa am ñu nga xam ne ak ni leen yàlla móole seen doole dëgg mi ngi ci diggante 40 ans jëm 45 ans te Bombardier ci xeet boobu la bokk race boobu la bokk longévité bindam daf ko ci dimbali hygiène de vie daf ko ci dimbali professionnalisme bi nga xam ne am na ko da ko ci dimbali communication da ko ci dimbali donc tey bomb exemple la de longévité ci wàllu carrière am comme ni Souleymane Camara mi bokkoon ci génération 2002 traversé génération yi yëpp ba daaw rek mu football championnat ba ñuy xalaat xëy na ren la war a arrêté wala déet loolu yëpp secret la yu nga xam ne longévité boobu li la koy may mooy nga am sérieux am rigueur am une gestion de ta carrière mais aussi sur le plan morphologique Bombardier toll na fu nga xamante ni war na mën a bërewaat au moins 5 ans donc dañu waroon di def sax xëy na visite bu nga xam ne renouvelable lay doon xool sa tolluwaay ci wàllu wér-gu-yaram xool sa tolluwaay ci wàllu doole bu fekkee ni permettre na la nga bërewaat ñu bàyyi la nga bërewaat man sax loolu xalaat la bu ma joxee nii rek au pif mais Bombardier buñ ko xañee làmb ji aussi ma nga jëm ca MMA ba mu nga jëm ca MMA ba Gaston tamit mu ngi annoncé retour am bëgg na Gaston wax nañ ni day def retour Don King def na ay combinaison Don King na ñëwaat président Alioune Sarr delloo na ko njukkal bu baax a baax barki Dembo Ndiaye wax ci moom wax ju kawe ci ni nga xam ne noonu la dimbalee làmb ak ni nga xam ne noonu la doxale làmb dundale ko làmb tey jii Gaston je pense que mën na dellusiwaat ci ay conditions yu nga xam ne man waxtaan naa ci sax ak moom mu posé ko mu ne man bëgg naa dellusiwaat mën naa soxaliwaat làmb mais du ma doxale na ma doon doxale dootuma jël suma xaalisu bopp di ko ci def il faut mu am ay ñu ma jàppale maanaam sur le plan sponsoring il faut mu am ay kilifa yu ci dugal seen loxo ñu soxaliwaat làmb te tey am na ay maanaam xam nga gas moo fi indi kalaaf tey jii kuy def tournoi war ngaa delloo njukkal Gaston Mbengue
tey mbër yu ci bari bu ñu demee ba am benn niveau bi ba tegale ñaari briques war nañoo delloo njukkal Gaston Mbengue mais Gaston je pense que tey mu dellu siwaat ci làmb loolu mooy porte bi gën a gaaw pour suqaliwaat làmb parce que il a l'expérience il a le vécu am na charisme bi am na relation yi te bu ñu ko jàppalee incha allah làmb mën na dellu siwaat ak combinaison yu am solo parce que combinaison yaa ngi fi ku koy combiner rek moo ci des te Gaston moom moo yor combiné bi yim def nag est-ce que d'accord nga ci Gris Bordeaux Sa Thiès Boy Niang Balla Gaye Reug Reug Tapha Tine Eumeu Sène Bombardier ay bañ a d'accord ay saa yi làmb toll na fu nga xamante ni ñooñu kenn mënu ci bañ sa morom pour suqali làmb mooy li ma la wax Lamine du ma fi nekk naan Lamine xeeb naa ko combat bu nga xam ne combat jànq la man ak Lamine nañ ko tëgg foog ñu am ay affiche yu bees mu am affiche yu bees mais déjà vu bi dañ cee doyal remake yi dañ cee doyal revanche yi dañ cee doyal am na ay combinaison yi am na ci combat yi nga xam ne wóor na leen ñooñu musuñoo daje mais bu ñu dajee coow day am te loolu day deqalaat làmb buñ ca wut xaalis nañ ci wut solution wu rechange pour relancer làmb ji bu ñu juboo ak Gaston dina leen fay lu nga xam ne duñ ca gaañu te ñoom duñu gaañ Gaston te loolu rek moom mooy fi mu nekk nii problème bi Gaston moom c'est l'homme de la situation. ok am na solo pour jeexal dernière question bi yaa ko wax sànq nga ni choc bi ñoom Mama defoon fekk nga ko samedi lay am 11 ans yan révélation nga ci mën a def yow mi ko fekkee woon ànd ci ak Luc Nicolaï ba dem ba ci margo bi ginnaaw bi ñu amee 11 ans ci suuf. dañ leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana parce que boobu su ma juumul Bazooka ak Lac de Guiers numéro 1 le Luc Nicolaï tëggoon ca Ndar mu nekkoon événement bu nga xam ne scène bi yëpp ñu ngi ko doon xaar ñun bi ñu jëlee suñu oto di ñëw pour def production bi lañ ñu wax accident bi ñu ñëwee ba tolloo ak fi mu amoon ñu gis oto bi laa ni lii bu ci nit dundee tamit ku ci dund boo moytul dootoo am njëriñ parce que choc bi c'était un choc très violent bi ma jokkoo ak Luc Nicolaï mun maa ngi bërëb sàngam jubal sil foofu ñu ànd dem hôpital bi ñu ñëwee hôpital pour xool situation bi parce que ñu ngi wax diw dee na coow li bari man ni Luc nañ dem hôpital Luc ni man nañ dem hôpital ñu xool ma coof ñeme nga ma ne ko bañ a ñeme man lu ma ñemewul kay amul nañ dem bi ñu demee ñu yóbbu ñu morgue ba ubbil ñu tiroir bi foofu Lamine li ma yëg ci sama xol maak yàlla rek ko xam keroog sama àdduna dafa tukki ma gis Mama Ba ci biir glace gi gis Aliou Seye ci biir glace gi gis am na keneen encore maa ngi fàtte tur Gora Seck ñu xool leen ak ni ñu mel ma ne li ko tëjaat leen affaire yi keroog sama rangoñ dal na sama dënn Luc Nicolaï li muy nekk góor yàlla keroog rangoñam dal na ci dënnam keroog àdduna bëggatuma ci woon dara ma xam ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon démb ak bërki démb nekk ci signature de contrat yi nekk ci organisation yi tey jii ñu waroon a ñëw ma war a reporter combat bi ñëw fekk leen nii ñu def ay néew te jóge ci seen njaboot sànq war nañu xoolaat bu baax suñu bopp xoolaat bu baax suñu ay relation te jàngat ni àdduna amul solo àdduna du dara def lu ñaaw xaju fi def lu bon xaju fi nañu fi bàyyi woy wu rafet te muy Mama Ba muy Aliou Seye muy Gora Seck bàyyi nañ fi woy wu rafet ba tax chaque année ñu leen di fàttaliku di ñaan yàlla na suuf sedd ci seen kaw yàlla xare leen àjjana mais événement bi ma gën a métti gën ma marqué ci làmb événement boobu la Lamine ku mel ni Cheikh Mouwala jël naa ko barki démb ci live Instagram bi mu ne Mama su doon dund ba léegi Lac de Guiers numéro 2 nekk na roi des arènes. dëgg la Mama li mu joué ci carrière Lac de Guiers dafa am solo Mama du woon rek entraîneur u Lac de Guiers Mama presque papa la woon ci Lac de Guiers mu am complicité am proximité bu doy waar seen diggante ñoom ñaar am kóolute seen diggante lu ko Mama ni defal mu def lu ko Mama tere mu bàyyi donc encadrement boobu nga xam ne moom la doon am bu gisee Mama day soppaliku gaynde jato boobu ñu koy wax su Mama taxawee ci wetam ba ñu wax les derniers mots ba tàggalikoo Mama ak tuutiwaay ba daal di daw yëngatu Lac de Guiers keroog kenn du ko daan donc te absence am dafa joué bu baax a baax ci
soox bi carrière u Lac de Guiers soox dëgg la ba nekkul heure bi roi des arènes ah oui. donc mais l'un dans l'autre yàlla moom mooy dogal yàlla moo dogal loolu ci seen dund tey doomu maam mi ngi ci wetu Lac de Guiers numéro 2 di ko fàttali baayam donte xëy na fa mu papaam eggoon ci expérience eggagu fa mais tepp moo gën yuréet incha allah Lac de Guiers bu góorgóorloo mën na soriwaat ci làmb ci li ko ci dese mën na peut-être reconquérir le titre des rois des arènes mais absolument Lamine demu Mama Ba perturbé na bu baax carrière wu Lac de Guiers numéro 2. macha allah am solo looy tàggatoo. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni Lamine wax ji lu ci jub rek ci ndimbalu yàlla suñ borom la lu ci dëngi tamit te muy njuumte ci sama matadi la mais liñ fi wax yëpp bëgg rek lu baax la bëgg a defar li nga xam ne ñun ñëpp mooy suñu aada mooy suñu cosaan muy làmb parce que làmb toll na fu nga xam ne tey dañ ko war a boole ci liy jaay destination Sénégal sur le plan touristique nekkatul ni dañu war a nekk naan Sénégal am na jant am na plage am na géej am na ay hôtel ak yooyu non loolu foo dem di nga fa fekk yu gën a mucc ayib yu gën a rafet sa bos mais li ñu am te kenn amu ko mooy suñu bëre bii suñu aada ak suñu cosaan bii mën nañu ko valoriser ba muy bokk ci liy booster la destination Sénégal kon tey autorités yi bu ñu seetaan mukk làmb di naax saay bu ñu seetaan mukk làmb di dugg ci crise bu nga xam ne du ñu xam fan la ñu koy lijjantee président mënul jël li mu jël ci ay milliards def ko ci arène nationale ba pare làmb di nësax kon loolu bu amee rek moom amul ndam ci investissement boobu li tax président de la république am ci ndam mooy làmb continuer di dund di bégal askan bi di bégal sénégalais yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalu àq di leen baalu àq. L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus.